ngi nekk ci hôpital principal kon jamono ji bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi 2 junni ak téeméer ak juróom fi la ñu toll fukk ak benn ci région coronavirus bi laal na leen Kaffrine ak Matam Kédougou jamono ji ñoo ñàkk seen bopp ba mbas mi yeggagu fa. tey nag ñu ngi koy njëkkee ci diwaanu Sédhiou foofu ca Mankonam Ba foofu nga xam ne nag fa la mbir ma njëkk a xewee ci diwaan ba am na ab soxna soo xam ne dañ koo testé moom positif waaye nag nanguwul dem kër docteur muy daw. ña nga xam ne nag ñoo fa nekk di agent de santé yi ñoom sax bu ñuy def test yi ay jafe-jafe la ñu am ndax dañ leen di xoqatal ca Sédhiou Bakary Konté lañ fay fekke Bakary maa ngi lay nuyu. sant la gërëm la li ñu mën a jàpp fii ci diwaanu Sédhiou situation bu doy waar benn jigéen boo xamante ne dañ ko testé positif mu ne kenn du ko yóbbu centre de traitement bu Sédhiou daal koy faj mu bañ lànk ne du dem loolu nag mu ngi amee ci dëkk boobu ñëwee Mankonam Ba feebar bi bu mu ñëw ba léegi 86 cas 9 guéris ba pare nag dëkk bi nekk ci ay tolof-tolof ndaxte am na ñoo xamante ne agent de santé dañuy ñëw defar leen prélèvement ne leen bu leen dem fenn ngeen toog ngeen xaar suba seen résultat ñooñu dañuy dem doxantu ci dëkk bi taxawaalu fu nekk bu agent de santé yi ñëw fekk c'est am na 5 positifs ou bien 6 positifs fan la ñuy jaar ñan la ñuy amal contact ñi bañ a collaborer avec les agents de santé mu nekk jafe-jafe boo xamante ne askan bi ñëpp ñu ngi koy waxtaanee parce que dëkk boobu dafa mel ni gëmuñu feebar bi dëkk bi dafa mel ni yëfu maa tey sax am na ñoo xam ne dañuy ne noonu lañ ko jàppee parce que dañuy def résistance avec les agents de santé bëgg a xeex ak ñoom ba tax na sa dëmb am na agent de santé bu ñu eggee ci dëkk bi ñu xam ne seen sécurité mu ngi en jeu dañuy bañ a def prélèvement dañuy toog ba heure ñibbi jot ñu ñibbi siwaat Sédhiou wante nangu ñu def prélèvement donc mu nekk loo xamante ne nekk na lu métti trop askan bi fii ci diwaanu Sédhiou parce que mënuñu comprendre dëkk boobu feebar bi foofu la nekk ku ñu ne toogal mu bañ mi doxantu ci dëkk bi fekk mu ngi positif mu wàllu ko keneen bu ñuy bëgg a yóbbu nit mu def résistance donc moo tax askan bi ñi ne autorité ñoo war a jël seen responsabilité daal di yónni agent force de l'ordre dans ce village daal di jàppale agent de santé ci liggéey bu métti bu ñu nekk ndaxte seen sécurité mu ngi en jeu ba pare ñëpp di xaar ñu confiner village boobule pour que ñu mën a prélever village bi yëpp ba pare moytu nag feebar bi bañ a dugg ci yeneen dëkk yi parce que loolu bu amee dina nekk jafe-jafe trop ci région de Sédhiou. jërëjëf Bakary Konté ci xibaar yu am solo yooyu buñ fa jugee nag dañuy dem ca Ndaayaan foofu nga xam ne nag moo njëkk a am cas coronavirus ci diwaan ba foofu nag askan wa ñu nga leen di tàggat bu baax a baax naka la ñuy def ba mun a xeex li nga xam ne moo nekk mbas mi. ca Ndaayaan Mamadou Moustapha Ndiaye lañ fay fekkee. ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateur TFM yi ñuy seetaan jamono ji di leen dalalaat fii ci département bu Diourbel. Ndaayaan di gox bi njëkk a feeñal kaawu coronavirus fii ci département bi délégué de quartier bi ànd ci ak ay ndaw samp comité local de riposte pour xeex ak lii di mbas mi. depuis que ñu yëgee cas bi yàlla dafa defoon ñu am sutura am benn comité boo xamante ni nekkoon na fi muy ay jeunes yu dynamique yoo xamante ni commencé woon nañoo xeex avant cas bi di ñëw. 6 heures du matin la ñu commencé bu ñu commencé sensibilisation bi. ak di joxe ay masque di joxe ay gel aussi di sensibiliser bu baax a baax. ñu jëloon dispositif bu am solo ci poste bi donc bi ñu ñëwee dañoo gis ak ICP bi mu tegal ñu lépp ba mu xam ne fii la ñuy jaar pour mën a sensibiliser population bi. moyen de transport mën na nekk ay vecteur de transmission donc dañuy ñaan borom saret yi nañu respecter mesures yi mooy nañu respecter li ñuy wax ñu yeb ko ci biir saret bi ensuite ku yorut masque. ñu fexe ba mu sol masque am. li lañ leen indi doon tey si miroir Covid 19 fii ci département bu Diourbel di leen dig daje beneen yoon ak seen correspondant Mouhamadou Moustapha Ndiaye. Mamadou Moustapha Ndiaye ñu lay jaajëfal bu baax a baax bu ñu fa jógee nag dañuy dem ci diwaanu Thiès gaay fekk fa ki nga xam ne moom moo nekk Cheikh Anta Diop moom gannaaw ba nga xam ne ministre bi nga xam ne moo yor wàllu industrie wax na ni masque yu bëri dinañ ko jël jagleel ko ñi di askan wi mu tolloog 10 millions ci ay masques ci noonu nag société ba nga xam ne moo nekk foofu ci diwaan bi 200 000 masques dinañ ko fa def diwaanu Thiès ñu fekk fa Cheikh Anta Diop Cheikh Anta maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu bu baax tey ji dañuy dem NSTS fekk nag liggéeykat yi nga xamante ne ñu ngi liggéey lu jëm ci wàllu masque yi ndaxte jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor wàllu industrie du Moustapha Diop dikkoon fii ci diwaanu Thiès doon nemmeeku liggéey yi ndaxte njiitu réew mi daf ko jox benn programme boo xamante ni fukki millions ci masque la ñu fas yéene defar fii ci Sénégal te nag ñu lancé ko fii ki nga xamante ne moom mooy Thiès ci NSTS. ñu commandé fi nag 200 000 masques
te ñi ngi jëm après dañuy commander 500 000 masques jëm ba 1 million de masques pour jàppale NSTS mu mën a relancer wu bu ko defee textile bi mën a avancer wu jëm kanam. NSTS nag d'accord filature bi doxul tissage bi doxul ñu ngi ciy liggéey pour que yooyu yëpp dox parce que sunu volonté mooy yëpp di dox ñuy defar fil bi teg ci tissu bi ñaaw ko loolu la ñu bëgg a def. Comaset nag entreprise bu nu taxawaloon la depuis 2015 mois de mars nag la ñu décidé pour démarrer ko bi ñu décidé démarrer ko nag far mbir mi am te ñu gis ne sunu état soxla na ay masques en tant que industriel engagé pour son pays ma ne nag naa jóg. téeméeri xale dañu ngi fiy góorgóorlu. waaw jërëjëf lii la leen indiloon ci diwaanu Thiès di leen jox daje suba ak jàmm ci waxtu wi. gannaaw ba ñu jógee foofu Thiès gaay benn dëkk ñaari gaar dañuy dem jubali fa nga xam ne moo nekk ci diwaanu Ndar Géej googu sax Ousseynou Diop mu ngi ñuy xamal ne ñii di yëngu ci wàllu photo ak laborantin yi jafe-jafe bu métti la ñuy dundee jamono ji nga xam ne mbas mi mu ngi ne xuus ci réew mi ñoom nag ñu ngi ñaan ministre bi yor wàllu artisanat mu xool leen ca Gandon tamit nit ña ñu ngay fagaru ngir xeex bii di mbas. diwaanu Ndar Géej Ousseynou Diop lañ fay fekki Ousseynou maa ngi lay nuyu. jërëjëf tey miroir Covid 19 li ñu koy ubbee bokk na ci li nga xamante ni mooy ay photographe laborantin yi nekk ci diwaanu Ndar Géej ñoom génn nañu nee nañu nag jamono ji jafe-jafe la ñuy dund ndaxte ñu ci bare ci ñoom amuñu doole boobee nga xamante ni moo leen di mën a may ñaari weer yi ñu toog liggéeyuñ ko ñu mën a am loo xamante ni moo leen yóbbu seen i kër tax na sax ñu daal koy yëkkati jëmale ko ci ministre bi yore lépp jëm ci wàllu artisanat ñu ne nag la ñu bëgg mooy mu jàppale leen. dañuy fay location am na photographe yoo xamante ni dañuy fay location seen kër yi war a joxe dund waaw l'heure est grave nag ñun ba mu garaafee yàgg si ñun waaw nan ñu dimbali ñu toll nii daal li ñuy bëgg mooy tey président Macky Sall budget boobu nga yor nga daggal si ñun ñii ndax ñu am lu ñu dundee. leneen loo xamante ni tamit war nañ ko mën a yokk ci miroir Covid 19 bokk na ci liggéey bi nga xamante ni jamono jile waa mairie bu Gandon moom la ñu amal ndaxte foofu itam gis nañu ni askan wi nit ki bare dañu sonn ñu yëkkati nag ndimbal mu bare daal leen koy jagleel. miroir Covid 19 ci diwaan Ndar Géej Ousseynou Diop Abdou Seck tey lii la leen andiloon Ndar nag ñu ngi sant yàlla bu baax ndaxte amul benn cas coronavirus boo xamante ni am nañ ko file. Ousseynou Diop ñu lay jaajëfal dañuy des noonu nag ci bët gànnaaru réew mi. Saint-Louis jubali jaar noonu dem ci diwaanu Matam jamono ji lañ fa nemmeeku moom moo nekk structure sanitaire yi maanaam bërëbu fajukaay yi kenn ñëwatu fa li ko waral nag mooy coronavirus bi tax ba médecin chef ba daal di taxaw nag ne li nu mel tiit na ci lool ci jamono ji nga xam ne ñu ngi waajal lii di nawet bi ci diwaanu Matam ñu fekk fa Ali Bandel Niang. tey ji li ñu seetlu moo di bërëbu fajukaay yu mel ni poste de santé yi ak centre de santé yi waa Matam bëriwul lañ koy fréquenté li nga xam ne moom la ñu jàpp xëy na li ko waral moo di mbas mi nga xamante ni tiital na ñu ne ndaxte test yaa ngi fi te gaa ñi daanaka dañoo ragal gis doomu jàngoro ji seen yaram ba ñu daal di leen di tëye loolu kon moo tax ba ñu daal di doxantu ba ci district sanitaire bu Matam ñu daj ak kilifa ga docteur Diouf di ci indi ay leeral. waaw doy na waa parce que nit ñi lu tax ñëwatuñ si bërëbu fajukaay jàngoro bi nga xam ne moom moo xew la parce que mooy jàngoro Covid bi ñuy wax parce que nit ñi dañu ragal léegi dañu tiit parce que ku si nekk yaa ngi calculer ne su ma duggee l'hôpital kat boo moytuwul danañ ma testé jàngoro bi te bu ñu ma testé jàngoro bi xëy na dañu may téye mais loolu jarul ragal parce que feebar yi ñoo ngi fi yeneen feebar yi ñoo ngi fi donc je pense que lu ñu war a def mooy ak continuer di fréquenter hôpitaux yi. parce que mën nga am yeneen feebar yooyu sooxaale yoo xam ne nekkul Covid donc je pense que loolu aussi tamit mun na am ay gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaram parce que ñu ko deful sibiru bi dana commencé dugg ci nawet bi nit ñi dañ toog seen kër yi naan sama yaram dafay tàng ba wóorul kat ma dem hôpital ba sibiru bi jéggi dayo ba mun na la fàtt te loolu tam boobaa conséquences yi tam vraiment dañuy xool ne baaxul. ci tënk kon mu nekkoon li nga xam ni moom la ñu dajale woon tey mu di xibaar yi ñu jotoon taataan mu ñeel miroir Covid 19 tey jii ci biir région bu Matam ñu leen di jox dig daje rek ëllëg ak yeneen xibaar. jërëjëf Ali Bandel Niang ci xibaar yooyu nga xam ne ñeewal na diwaanu Matam ci mbas mi mbokk yi nees kiis rek gannaaw bàkk bi ñu dem ci xibaaru bi ci réew yi. xibaaru biti réew yi ñeel mbas mi
ca diwaanu Mauritanie lañ koy njëkkee ca diwaan boobu nag am nañ juróom-ñeenteelu cas boo xam ne wàllu coronavirus waaye nag ki nga xam ne moom moo ko am dafa mujj ñàkk bakkanam loolu nag toll ci ñaari nit ñoo xam ne ñàkk nañ fa bakkanam fi mu toll nag ñi nga xam ne ñoo nekk autorités yi ñu ngi jël seen i matuwaay ngir bañ mbas ma daat fay lawaat nag diwaanu Mauritanie Mohamed Diop lañ fay fekke ma lay fay ni nga ko waxee noonu la bi mooy juróom-ñeenteelu cas fii ci Mauritanie ñeel feebar bi di Covid-19 waaye tam ñu wax rek ñaareelu nit nag ki ci ñàkk bakkanam ndax daa mujj nag faatu ay waxtu dong ginnaaw bi ñu gisee ci moom doomu jàngoro ji. bu ñu sukkandikoo nag ci kilifa yi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moom góor la goo xam ne nag toll na ci juróom-benn fukki at ak ñett yoroon nag ab supermarché boo xam ne ñu bari xam nañ ko fii ci Nouakchott. supermarché boobu sax tëj nañ ko jot nañoo sax jéem a doxantu ba kër gi mu dëkkan ndax nag soriwut lii di supermarché bi waaye police nag mayut kenn mu àgg ci kër gi fi mu toll nag ñu ngi wër ñi nga xam ne nag jot naa laalanteeg ñoom ci ñaari ayu bés yi ñu génn xam ngeen nag cas bi mu ngi yem ak jamono ji nga xam ne nag Mauritanie mu ngi indi ay yombal ci dogal yi nga xam ne rek dañ ko jëlan ngir xeex li di coronavirus bi ndax nag marché yi ubbi nañ leen ubbi jàkka yi ubbi itam li nga xam ne mooy restaurant yi boo xoolee sax couvre-feu bi indi nañ ci ay yombal kilifa yi sax ñu ngi doon xool nag nu ñuy fexe nag ba amalaat li nga xam ne mooy transport bi diggante régions yi ak itam xam nga ne am na ay Mauritaniens yoo xam ne tey jii ñu ngi tagga témb ci frontières yi ñu fexe nag ba nuñ leen di may ñu dugg ci réew mi waaye nag lu man di xew feebar bii di coronavirus moom metteegut lool fii ci Mauritanie ndax nag boo génnee ñaar ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan juróom-ñett ñi nga xam ne nag moom la feebar bi dal fii juróom-benn yi wér nañ ba tax tey jii kenn dong moo ci des ñu koy faj teewul nag kilifa yi di wéy di ñaax nit ñi rek ñu sàmmoonteeg lépp loo xam ne nag moo leen di aar ci feebar bi moo xam raxas si yoxo la wala takk masque wala di sorente xanaa di leen tàggu rek ba suba ak jàmm. bu ñu jógee Mauritanie dañuy dem ca diwaanu Côte d'Ivoire foofu nag sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk jamono ji jafe-jafe yu métti la ñuy dund jaayum xorom ak lu jëm ci wàllu transport moom la ñu nekk moo tax nag ñoom ñu ngay wër di ñaan wàllu fi mu toll nii ndax mbir ma métti na lool. diwaanu Côte d'Ivoire Cheikh Ibrahima Fall lañ fay fekkee. Cheikh Ibrahima Fall maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu di nuyu aussi suñuy téléspectateurs tey nag ñu dukkaat ci ñaari secteur d'activité yoo xam ne sénégalais dañ ci yëngu ku ne xam na ni xorom Sénégal lay bàyyi ko port bu Abidjan di ko utiliser cin yi tamit am ci yoon ñu déglu ci Serigne Aliou Fall. commencé remblai waaw ñun de ñoo ngi nii ci Abidjan ak pandémie bi nga xam ne moo xew ci àdduna bi yëpp di ñu yàq na daal àdduna bi la ñu mën a wax parce que li mu yàq bari na trop. parce que commande yi doon dem ci àll bi mënatu la dem comme xorom bi nu doon demee ci àll bi parce que pour nga louer camions yi léegi camions yi cher nañ trop voilà camions yi cher nañ trop boo demee yóbbu xorom pour nga wàññeekuwaat problème la parce que il faut nga am autorisation yi léegi pour nga am ko il faut nga jaar ko par internet c'est compliqué il faut 72 heures. ginnaaw bi ñu tàggoog sunu mbokk moom ñu duggaat ci beneen secteur d'activité muy taximètres yi kon nag xam na ni fii sénégalais yi dañuy dawal ay taxi jamono ji nag am nañ ci ay jafe-jafe ñu déglu ci Pape Youssoufa Diop. di sénégalais nekk fii ci Abidjan di yëngu ci taxi yi waaye nag yàlla dafa def bi ñu duggee ci taxi yi ba léegi maladie bi tax na demeewul noonu liggéey bi demeewul noonu wax dëgg yàlla sonn nañ lool ñu ngi ci taxi yi waaye affaire bi doxul ndax nit ñi génnuñ te xaalis bi amul wax dëgg yàlla taxi moom ay nit a koy doxal nit ñi bu ñuy génn clients yi di am bu ko defee nga ci mën a génn waaye clients yi génnuñ moo tax da ngay xëy suba ba ngoon da ngay tourner recette bi ñu lay laaj sax pour nga am ko problème la wax dëgg yàlla am nañ fii ay jafe-jafe lool waaye nag yàlla baax na xëy na yàlla dogal maladie bii nii yàlla na ko yàlla jeexal. fi la ñuy wàccee sunu kàddu di la jox daje beneen yoon. bu ñu jógee réewum Côte d'Ivoire jaajëfal bu baax a baax Ibrahima Fall dañuy dem ci diwaanu Italie réewum tugal nag xam nga waa Italie ñoom jamono ji mbégte la ñu àndal bi njiitu réew mi jëlee décision ne fi ñu toll nii nag ñi nga xam ne faatu nañ ci wàllu mbas mi nekk foofu ci biti réew mën nañ leen indiwaat fii ñu daal leen fii denc Augustin ñu ngi lay nuyu. ñii di dund ba tey nag ci diaspora bi def nañ ci ab jàngat naka noonu nag waxtaan nañ nag ak ki nga xam ne nag moo di soxna Adja Mbodj dëkk nag ca boori Milan nag ak kii nag di Alioune Ba féete fële nag ca diwaanu Brescia yëkkati nañ ci ay kàddu ñu teewlu leen. lii lañ doon xaar ci moom ndax nag suñu réew suñu néew collectif la buñ defoon boo xam ne dañoo jël parti yi teg ko ci suuf. booloo ñun ñëpp nekk benn parce que liñ doon xeex dañoo ñor waaye nag heureusement ba son excellence le président Macky Sall di ñu wan preuve toujours ne
li ko ñor du dara lu dul l'intérêt de ses enfants. parce que diaspora bi nag bu ñu fàtte ne ñun bu ñu leeroon ne koor yi am na problème donc duñ ci tax dugg ba ciy xeex parce que diaspora moom musula yéene Sénégal lenn lu dul jàmm tey jii dëkk boo dem diaspora bi ñoo fa def ay école Sénégal diaspora bi ñoo fa def ay poste de santé diaspora bi ñoo fa def ay ambulance diaspora bi ñoo fa def ndox mu nga xam ne nit ñaa ngi say naan diaspora bi ñoo yónnee xaalis aussi pour soutenir les familles yu nga xam ne ñoom ñoo ngi Sénégal donc la diaspora dem na ba talatul boppam ndax Sénégal donc bu ñu dem tey nag ba gis ne décision bi ëlbatiku na dal seen kaw bo loolu metti woon diaspora bi loolu nag vraiment ñu ciy remercier askanu Sénégal. lii moo nekkoon li ñu leen indiloon tey ni ki ay xibaar ñeel nag mbas mi fii ci réewum Italie di la delloo rek kàddu gi bés suba ci beneen numéro miroir Covid 19. gannaaw Italie tamit ñu jeexalee ko ci diwaanu États-Unis mbégte bi waa Italie am ñoom moom la ñu am ndax nag bi ñu waxee ne képp koo xam ne faatooti na ci coronavirus mun nañu dellu si fii ci réew mi daal la fiy denc ni nga xam ne noonu la ko sa diine nangoo moo waral nag El Hadj Ndaw demoon na dajeek sénégalais yi ñu wane seen mbégte waaye jafe-jafe coronavirus bi mu ngi fay woy ba léegi te laal na sénégalais yi diwaanu États-Unis El Hadj Ndaw lañ fay fekki El Hadj ñu ngi lay nuyu. ginnaaw bi ñu nuyu téléspectateur wu TFM yëpp ñëw ak yéen ci li nga xam ne ngeen di tey nag dañoo am décision bu neex boo xam ne nii ñi nga xam ne nii mooy waa CRC Sénégal muy collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais kontaan ci décision bi nga xam ne nii nguuru Sénégal jël na ko ba nga xam ne nii képp koo xam ne nii mbas bi moo la yóbbu ci diaspora bi ñu mun la delloowaat réew ma muy lu am solo xam naa ci fan yi di ñëw dinañ ci ñëw ak ñoom incha allah rabbi beneen décision beneen information bi ñu leen di rek mooy kontaan ci loolu tamit mooy yëg nañ ne tamit ba ñu mujjee wax ak yéen ci li nga xam ne ni ñoo wàcc liggéey fii ci États-Unis d'Amérique ñu ci gërëm waa consulat mooy que ne 14 sénégalais ñoo wàcc liggéey fii ci États-Unis mbas bi yóbbu leen jot nañ ci information bu jógee ci nguuru Sénégal plus précisément le ministre Moïse Sarr bi nga xam ne mooy sénégalais de l'extérieur que ne lu manqué benn téeméer bu manqué benn ci ay doomu sénégalais wàcc nañ liggéey ci diaspora bi ñoo ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla xale la leen ci àjjana yu kaw yi gan bi ñu leen di tey mooy xale yi nga xam ne nii les moins de 20 ans 25 ans ñoom it ni ñuy dundee fii ci mbas bi nekk ci wàllu fashion ñoom la ñu ne li ñu wax leen ñoom it ni ñu koy dundee fii dina nekk am solo. Asalaamaaleykum maa ngi tudd Abi maa ngi nekk fii à New York damay liggéey si industrie style fashion ak mode suñu activité yi suñu business yu bëri dañ ko wàññi temps yi parce que lépp li nga xamante ne mbooloo la yow nit ngeen toog wala nit yu bëri dajaloo dañ ko interdit temps yi so activité yu bëri wala façon correspondance yi ñu ngi def par texto appel normal wala ñu def conférence vidéo ñu ngi ñaan nit ñi ñu toog si kër yi su dee mën ngeen ko xam ne du ñëpp am moyen pour di toog si kër yi toujours mais franchement su ko mënee moom na nga ko def parce que loolu yëpp day yokk si wàññi coronavirus si dëkk bi. aussi itam raxas seen loxo yi soo leen génnee si biti raxas soo leen dugg si seen biir kër raxas seen loxo yi même soo nekk si kër gi sax dina raxas loxo yi à tout moment parce que doo xam aussi itam fa la jàngoro di jógee. lii la ñu doon tey di wax ne jàmm ak jàmm fu jàmm newul dara newu fa. jërëjëf El Hadj Ndaw ci xibaar yu am solo yooyu jëlee ko États-Unis daanaka foofu la ñuy daanalee sunu kàddu ci li nga xam ne moom lañ leen jëlaloon indil leen ko waaye laataa loolu ñu ànd ak yéen ci sunu tableau de bord bi di leen fàttali tey fukki fan ak ñett ci weeru mai atum 2020 def nañ juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ci ay test yoo xam ne amal nañ ko waaye jàpp leen ne lu tollook téeméer ak fukk ñoom am nañ jàngoro ji téeméer ak ñaari ay cas contact suivi la maanaam xam nañ ñi leen ko wàll te ñu ngi leen di topp naam juróom-ñett yi xam nañ leen xam nañ bu baax a baax ñu ngi leen di topp tamit waaye xamuñu ku leen ko wàll ñaar ñàkkaat nañ seen bakkan ni ki tey moo yóbbu lim bi ba ci ñaar fukk ak benn juróom-ñett ay cas grave lañu waaye jàpp leen juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar am nañu tan ba dellu seen i kër fi mu toll ni nag lu toll ak junni ak ñetti téeméer ak benn jamono ji ñoo nekk ci kër docteur ñu leen di faj ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi fukk ak benn ci raison ñoom ñoo ko am ci fukk ak ñeent yi Kaffrine Matam ak Kédougou ñag nañ seen bopp ba mbir ma dugg fa kon nag jamono ji jàpp leen ne ñaari junni ak téeméer ak juróom ñoom moo nekk lim bi nga xam ne ñaari fan ci weeru mars atum 2020 bi fi mbas mi duggee ba léegi ñooñu mooy limu corona lépp ci seen opération daan coronavirus di leen wax ne mbokk yi ngeen jël seeni matuwaay raxas loxo yi takk ay masque ñàkk sa bopp ñàkk sa waa kër bu ko defee jàmm ne ñooy mbas mi teel fee jóge jàmm ak jàmm ba suba ñu dellusiwaat ci yeneen xibaar